salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu émission xeltu jërëjëf tamit ñi nga xam ne ñooy topp télévision nationale El Mauritania tey jii ñu amaat mbégte gannaaw bi nu sante yàlla bi nga xam ne moom mooy kun fayakun may nu ñu fekkeewaat ko tey jii nag ci seen émission xeltu ci beneen xar kanam la ñuy ñëw comme ni mu leen koy waxee saa su nekk rek émission xeltu dafa ànd ak askanu réewu Mauritanie wàllu wu nekk nag fu waay du yëngatu rek ñu jox ko gëddëm jox ko cëram boole ko ci tamit li ñuy liggéey ndaxte loolu mooy li nga xam ni moom mooy sunu taxawaay moo waral tax tey jii si sunu émission tey jii si sunu thème tey jii du ñu invité ay ndaw mi nag ak maanaam dundin bi ak société bi nu ñuy dundee nu ñuy taxawee ak li nga xam ne warloo na leen ak nguur gi loolu lépp nag daan ci waxtaan waaye balaa ñuy dem ci loolu dama leen di présenter samay invité ki ci jëkk moom mooy Mouhamed moom mooy Alioune Ould Zaï ñu invité ko tey ji ci plateau mu nekk sama wàllu ndeyjoor Alioune ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokku téléspectateurs yi ñu soog am di dugg ci waxtaan wi. maa ngi nuyu ñëpp maa ngi leen nuyu ñëpp nuyu spectateurs kii journalistes yi. di nuyu encore état bi yëpp. di nuyu suma mbokk yi. ak samay xarit yi. di nuyu sama ànd jàmm yi. ak lépp. voilà mi ngi noonu sunu ñaareelu invité Ndeye Anta Gueye lañ koy wax Ndeye Anta Gueye moom tamit que di ndaw ñu invité ko tey jii mu war a ànd ak ñun waxtaan ak ñun xel toog ñun ci lépp loo xam ni taxawaayu ndaw ñi la soxna si ñoom lay nuyu. waaw auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateurs yi ak ñëpp ñi seetaan di nuyu ñi seetaan émission xeltu itam. voilà très bien donc mbokku téléspectateurs yi kon sunu ay gan ak noonu sunu ay gan tey jii nag ñu war a ànd ak ñoom waxtaan ak ñoom ci lépp loo xam ne day indi yokkute ak taxawaay bi nga xam ne ndaw ñi war nañ ko taxaw ci biir réew mi. alors loolu moo waral tax ni tey jii balaa ñuy dem du di ànd ak waa Ingest comme ni ñu koy defee saa su nekk di leen gërëm di leen sant Gleb Ahmed moom moo nekk foofule ànd ak ñi nga xam ne ñooy ànd ak ñun du ñu gunge Fatoumata Bawlut nekk foofule ci wàllu son Mintu Souleymane moom tamit que nekk tey jii war a ànd ak ñun ci assistance bi ànd ak sunu équipe aussi tamit technique naaxa nekk moom tamit que Minta Ahmed nekk fii ci wàllu son bi ànd ak tamit que Mouhamed Lemine ci wàllu cadrage bi ànd ak nag comme ni ñu koy defee saa su nekk xam ngeen ni da ngeen di faral di jot chaque fois suñu demee ñu jël suñu portrait jox leen li nga xam ne moom la ñu waxtaanee tey nag dafay am lu soppeeku lu changé loo xam ni bi xeltu commencé ba léegi benn baat ngeen daan dégg mu leen di jox mbir moomule yàlla def nag ñuy profité ci occasion boobu muy soxna Leena Dieye xawoon tawat jóge ci loolu dal ci leneen am ku mu ñàkk nag bërki démb di mbokk ci ñun xarit ci ñun di soppi si ñun El Hadj Seybatu moom tamit que ñu koy jaal bu baax a baax muy doomu Kër Maseen ñàkk bakkanam nag bërki démb ñu koy jaal Assane Gueye également di sunu collègue nekk ak ñun fii ci biir kër gi di ko jaal famille Kër Maseen yëpp yàlla naka yàlla jéggal te xaare ko aljana loolu moo waral tax ni tey jii si sunu portrait comme xat-xat moo ko indi woon donc ñu jox leen ko waaye nag du ñuy ànd ak waa régie Gleb Ould Ahmed mu jox nu sunu premier élément di sunu ay maanaam sunu portrait tey jii émission. seen fanweereelu émission bu xeltu dalal yeneen xar kanam ay ndaw yoo xam ni boobaak léegi ñoo ngi door waar di doon ay jàmbaar ci waar wi doon ay góorgóorlu di def seen kemtulay kattan ngir mën a fexe ba lépp loo xam ni daan ko mën a suturloo ak seen ak i njaboot ñu taxawal ko boobaak léegi xale yi nga xam ni fekk nañ leen ci seen bérébu liggéeyukaay ñii dañuy kay tailleur ñii di ak i réparateur ñii di def li nga xam ni moom mooy jënd ak njaay moo xam légume la moo xam li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum fruit loolu lépp ñuy def seen kéemtulaay kattan ngir mën a fexe ba jàppale seen njaboot ak i seen waa kër waaye luñ ci taxaw seetlu mooy jafe-jafe yi dafay tar lool ñu xool ni bu baax a baax ñii nga xam ni ñooy def métier mi dañu amee ak i seen ay lijaasa def ko ci seen ak i poche boobaak léegi
bu nu paree njàng ak léegi koo ci laaj mun la def naa sama kéemtulaay kàttan fu nekk dugg naa fa lu nekk def naa ko ngir am xëy waaye mu tëma loolu moo waral tax ni tey jii may dëbb daaxe ngir mën a def sama kéemtulaay kàttan ngir mën a suturlu ndax doomu gor moomul tàllal loxo te soo tàllulul loxo daa def leneen loo warul def te soo deful leneen loo warul def daa dugg ci guuta goo xam ni pour nga jënn fa dafay jafe lool loolu moo waral tax ni seen émission xeltu taxaw seetlu ci ñi nga xam ni ñoom lu ñuy wax waaw góorgóorlu ci biir mim réew réewu Mauritanie nag suñ ko xoolee ñi nga xam ne ñoo fi dëkkee day toll ci 4 millions habitants moom la ñu wax ci li nga xam ni ban ka xayma nas ko xalaat ko seetal ko ba seetaat ko bu baax a baax waaye xale yooyu nga xam ni tey jii xool nañ leen tamit que ci biir taxawaayu réew mi suñ ko nattee xool ko bu baax a baax lu ci ëpp ci ñoom ay ndaw la ñu xool ni nag mbas mi dugg na ci biir réew mi indi fi ak i gàllankoor jafe-jafe bu tar lool ba nga xam ni sax xale yi ci seen wàllu bopp tiital na leen waaye yemul ci xale yi waajur yi seen bopp tiital nañu ndax nag ku bëgg jël fukki dërëm que ci sa biir kàddil lu jafe la tey jii ci jamono ji ñu toll nii ana taxawaayu nguur gi ci wàllu woowu loolu moo waral tax ni tey jii ñu invité ndaw ñi laaj leen ñoomee tamit nan la ñuy dundee mbas mi waaye li nga xam ni mooy seen cër ci biir réew mi nan lañ koy doxee ak ban yaakaar la ñu am tey jii ci seen biir réew ak ñi nga xam ne ñoo leen di gouverner. war a ànd ak yéen xeltul leen loolu ci fanweeru émission bu saison 6 bu xeltu ci seen télévision nationale El Mauritania. donc 30e numéro saison 6 suñu ko waxee nag saison 6 pour ñi nga xam ni ñoo ñuy topp te xamuñu ko xeltu juddoowul tey ji lu toll ci maanaam juróom-ñaari at boobaak léegi bu mu juddoo wala lu ko sax ëpp suñ ko xaymaa ci ay kii émission yoo xam ne def nañ ko dana toll tey ji ci ñaar téeméer ak lu topp loolu moo waral tax ñuy wax saison 6 bi nga xam ne ni door nañ ko fii ci kër gi di El Mauritania ak léegi fanweeri numéro lay tollol moo waral tax tey ji ndaw ñi lañu dalal sëñ Alioune dégg nga reportage bi nga xam ne def nañ ko alors dem ci secteur yëpp nag yow ci informel ngay liggéey informel suñ ko waxee mooy ñi nga xam ni seqanoog dara nguur waaye dina liggéey ak seen bopp ak seen doole alors tey jii nan ngay dundee yow tey jii fi nga xam ni yaa ngi fa nekk di yëngatu di dóor waar nekk xale nekk ndaw. maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu samay xarit yi samay waa kër samay doom ak samay xarit yi nekk ak man benn place benn bërëb ñuy liggéey waaye yàgg nañu liggéey si liggéey bi waaw dañuy liggéey ay boutique di liggéey di daan suñu doole di fay di si lekk maanaam parce que yàgg nañ si musique bi ñun musique ñuy yëngu ñun si musique ñuy yëngu xam ma leneen ñuy may def musique kese laay def boof corona bi ñëw arrêté nañ suñu activité yëpp waaw corona bi nag yàlla moo ko indi du keneen moo ko indi waaw dañuy ñaan yàlla na fi jóge mu jóge fii ak mboolum jullit yëpp ak suñu dëkk yëpp porte yëpp ubbeeku ñu ànduwaat suñu activité ñu continuer woon metti na nag metti na trop parce que li ngay tëj 7 heures nga tëj 7 heures nga dem sa kër amoo looy lekk amoo looy joxe mënuloo génn parce que soo génnee duñ lay jàpp te suñ la jàppee duñ lay yóbbu balaa caag da ngay toog parce que da ngay déglu ku la nii toogal da ngay toog rek. voilà mais ñu naan sa boutique fekk la fa ngay yëngatu nga di ci wàllu musique ngay yëngatu suñu waxee wàllu musique dafa yaatu donc doo woykat. non man dama woykat doo amoo orchestre. waaye tamit que da ngay yëngatu ci wàllu animation. moi je suis animateur. voilà tu es un animateur. voilà un DJ comme ni ngeen koy. oui DJ. voilà non oui DJ la. DJ nga waaw. voilà mais ci wàllu woowu nga xam ne yaa ngi koy dund même avant coronavirus parce que daanu ñëw ci wàllu sax impact bi nga xam ni corona bi def na ko. mais avant ñuy waxu sax. coronavirus nan ngeen ko doon dundee avant coronavirus est-ce que avant coronavirus bi ñu wax ko couvre-feu di leen tëj ay 8 heures di leen tëj ay 18 heures est-ce que moment boobu mën nañu wax ni nekk animateur kese. non nekk na loo xam daa ci yëg sa bopp. ok temps boobu avant lii yëpp di am lépp a neex amuñu benn problème
ñoo ngi liggéey ñoo ngi def lu ñu neex ñoo ngi am xaalis amul benn problème basé wu ñu si état bi basé wu ñu si keneen si yàlla rek nu basé ñu na ko liggéey nit yi ñëw liweenu 10 000 15 000 12 000 ñu dem no aliment la suñu fierté la parce que suñu sang la encore loolu duñ ko tàmm moo amul woon benn problème. ñaata at boobu ak léegi yaa ngi dugg ci. si musique maa ngi am 20 ans. 20 ans. oui. kon ça veut dire que boobu ak léegi 20 ans nga bàyyi école bi. maa bàyyi naa école 84 laa bàyyi école. 84 nga bàyyi école 84 maanaam kon yow classe su góor yi lan la dàqee xanaa classe su góor yi mooy 6e année. waaw. mun na nekk. voilà ñu ñëw ci soxna Ndeye Anta soxna si dégg nga li nga xam ni moom la wax yow ci beneen wàll sax nga nekk parce que jàng nga ba am sa diplôme yaa ngi sa diplôme toog ci fi nga pare jàng ak léegi yaa ngi daw guddi ak bëccëg fu nekk yaa ngi koy déposé pour mën a am xëy mu doon loo xam ne lu jafe la alors moo la poussé tey jii nga am sa initiative bopp ubbi sa magasin bopp di ci yëngatu di ci dox di ci def alors nan ngay dundee tey jii li nga xam ni moom mooy informel bi nga nekk. bon dama leen di nuyuwaat rek di la jaajëfal aussi si dalal bi nga ma dalal ci plateau xeltu di wax que métti na méttiwul ndax en tant que ndaw nga jàng sa jàng def say cursus scolaire jóge sa réew dem ci beneen réew dellu si waat war a am beneen exemple beneen profil boo wan ci sa wàllum réew nga ñëw fekk déjà Covid mi ngi ñëw ak dem ak dikk bi tamit nu mu méttee bon on est obligé léegi ñu ubbi suñu boutique toog si ba yàlla may ñu bokk lu ñu jox waajur yeeg yooyu mais ñun moom duñu bàyyi. alors tey jii depuis bi nga ñëwee comme ni ma ko junjee sànq fan nga jaar est-ce que dugg nga ci ministère yi ci entreprise yi ci privé yi sax pourquoi pas pour mën a am xëy boo xam ni sa diplôme bi nga demoon jàngi ko bitim réew dellu si dan la am lu mu la jëriñ. waaw dugg naa ci milieu comme li ma def li man sama profil bàyyi ma dépôt yi muy en ligne que muy jóg dox tëj sama boutique dem ba ci wàll bu ñu war def dépôt bi mu def dépôt yi. lan moo la inspiré ba nga xamee ni foofu dëgër na defoo comme yeneen xale yi parce que bari na xale yoo xam ne tey jii suñu làmbee fenn mu dëgër du ñuy taxaw ni non man lii laa jàng foofu laa jëm journaliste laa jàng journaliste boobu su ma ko amul du ma liggéey leneen. alors yow xaar bi nga taxawul xaar ko da nga dem ubbi sa boutique bopp di ci def sa ay mbirum affaire bopp pour que jaay lan moo la poussé nga def loolu. waaw toogaay bi je peux dire ndax tàmm ma toog dama tàmm nekk en activité donc dem déposer tamit du ma tere man nekk ci leneen ubbi nekk ci beneen domaine parce que ndaw laa te exemple laa dama war a jox exemple bu baax futur ndaw yuy jóg yi sama rakk yi sama ñees yi comme par exemple. waruma ni damaa déposé rek awma li may wut damay toog kër ga. alors ci sa wàllu formation lan nga jàng dëgg. bon man jaar naa fu ne je peux dire def naa sama cursus scolaire à Nouakchott def naa tamit ay formation yu ute mais sama profil jóge naa Nouakchott dem ba Dakar def gestion hôtelière def naa comme hôtellerie def naa restauration itam. te lijaasa bi mi ngi sa loxo. lijaasa bi mi ngi sama loxo. alors te nguur gi am sax loo xam ni def noonu ko. tout récemment dégg nga ko. ñetti téeméeri ay ndaw yoo xam ni ñoo ngi leen di former ci wàllu hôtellerie. mais man je pense que foofu tamit que dama ci sànni xeer toujours nguur gi parce que damay wax ni même su fekkee ni diplôme bi diplôme réew mi la diplôme bi nu jëlee ko bitim réew dafa valable ci biir réew mi. alors yéen ñi nga xam ni. du yow kese parce que bari ngeen ci alors ñu dem jàng ji bitim réew dellu si am seen diplôme ñooñu war nañ leen ubbil buntu pour ñu mën a di xëy di liggéey nan nga koy dundee au juste. waaw comme li ma wax rek ndaw warul toog moomul toog warul ni dafa fëgg buntu bi mu dëgër rek day toog war na sacrifier au moins dem yëngu ci dara même bu ñu nguur gi jàppalewul ñun du ñu bàyyi réew mi. tout le temps dañuy ñafante dañuy dugg ci difficulté yi di ko endurer mais teewul dañuy ànd ak muñ. alors en dehors de loolu nga xam ne tamit jël nga sa diplôme ñëw boobaak léegi yaa ngi taxaw di tàppe buntu fu nekk nga ubbi sa boutique en dehors de cette boutique là lan ngay yëngatu ci sa àdduna. bon maa ngi ci agronomie bi. ci wàllu mbay mi maa ngi ci wàllu mbay mi.
comme ni mu ko waxee woon moom soxna si mbay ci xale bi nga doon teelul. bon teelul ndax bi nga nekkee ndaw ci nga mën def yu bari pour man te naruma yem rek ci mbay mi am na yeneen yoo xamante ni mi ngi ci samay am na yeneen projet yoo xamante ni maa ngi koy jàngat instant bi nii naruma yem ci mbay mi ndax gis nañ ñun ñëpp difficulté yu ñu am yi ñun en tant que Mauritanien dundin bi ak lu ñu war a am ñun terre yi fi nekk yi kenn utiliser wu ko pour man en tant que jeune war nañu yëngu ci wàllu mbay mi def formation bi bu jaree sax suñu parcelle bu ndaw ñu jéem ci liggéey même bu dee sax ci kaw terraasu kër gi ñu jéem def dara pour waa kër gi ñu am lu ñu dundee. alors tey jii ci wàllu woowu nga xam ne yaa ngi koy yëngatu mbay mi le président de la République avait lancé sax mbir moomu waxoon ñi nga xam ni ñoom ñooy baykat yi nan leen taxawu gunge leen jàppale leen pour que ñu mën a am loo xam daan ko représente ci biir réew mi parce que dañuy gis ni Mauritanie pays la boo xam ni lu muy dundee ci wàllu exportation dafa bari alors que ñu am suuf loo xam ni réew yu ñuy dem di jënd ji fruit di jënd ji légume di jënd ji yeneen ak yeneen wala ceeb ak lu ni mel sunu ay réew moo leen ëpp suuf ñu gis ni tamit que taxawaay boobu am na foo xam ni taxawu na vision xëy na njiitu réew mi am na ci benn vision mais est-ce que dafa yem rek ci mbaykat yi góorgóorlu leen ngeen liggéey est-ce que état amul fu mu war a accompagner aussi mbaykat yi jàppale leen ci seen dundin taxawaay bi nga xam parce que xale bu tuuti bu mel na yow suñu ko gisee tey jii yaa ngi dugg jëm ci wàllu mbay loolu c'est à féliciter c'est à encourager ban message ngay lancer foofu aussi. di lancer nguur gi rek ndaw yi ñu ngi fi ñoom bañuñu tayaluñu te amuñu paresse mais tamit mbay mi dooni mbay rek nga ñëw rek dugg ci mbay il faut ay aide terrain ñu ngi fi. su lu waaye soxla ci wàllu mbay bëri na te yaatu na je pense que nguur gi war na gestuwaat un peu ci wàllu mbay gestuwaat un peu suñu ñun jeunesse yi parce que dafa metti nga jàng pare li ngay jàng ñëw munoo employé loolu sa réew ngay obligé di nekkaat ci yeneen ndax circonstances yi réew mi nekkee ak difficulté yu ñu amee ci wàllu mbay mi ñun en tant que jeune moo ñu poussé ñu gëstuwaat boog làmb mbay mi ba xam. mais est-ce que en tant que ndaw tey jii doo tiit ci maanaam avenir u ndaw ñi nekk ci biir réew boo xam ni ñeenti millions ñoo ngi koy wax léegi ci reportage bi habitant la nekk ci biir réew mi ak maanaam koom-koom bi nga xam ne am nañ ko yëpp ci biir réew mi tey jii ndawu Mauritanie wax dëgg yàlla kii nga xam ne sax dafa waroon toog ci biir këram tey jii waroon nañ ko tey jii di ko masal daal. tiit rek ak jaaxle ndax en tant que ndaw nga jàng comme ni mu ko waxee. pare te mënoo employé loolu sa waa réew pour mën sax soo tëddee xalaat sax di nga ne lii c'est insensé da nga perte ay années pour rien mais n'empêche dañuy gëstuwaat rek moom laa lay wax toog bi waruñu ndax am na ay ndaw yu màgg am na suñuy rakk yu màgg dañu war a wone le bon exemple ñun duñu bàyyi duñu xàddi mais quand même réew nguur gi war na gëstuwaat ndaw ñi tuuti ndax tamit nga ñëw xam ni Babacar Naam mi dafa am entreprise am ma fëgg mais mënuma xuus il faut ma jaar si rakku Babacar mbaa magu Babacar tamit dafa metti mooy loxo bu gudd. balan dafa metti waaw te tamit gor moomul tout le temps di ñëw di ñaan wala di ñëw di kii pour man nguur gi dafa war a gëstuwaat xale yi jox ku si nekk àqam ak yelleefam li nga mérito ñu jox la ko man loolu rek nga am ci lu may lancer. sëñ Alioune. waaw yow da nga ni yaa ngi ci animation DJ nga. DJ lan lay wooye. man DJ Alioune. Alioune kese. waaw moom beneen tur buñ la jox. wala DJ Din. wala DJ Din. DJ Din. Din. Lin DJ Lin. ñu jël aapi sànni fële. waaw. waaw yaa ngi yëngatu ci wàll dégg nga li nga xam ne wax na ko léegi. moom yamul kese ci dem jàngi am diplôme ñëw toog nguur gi jàppale wuñ ko ci loolu parce que tàppe na fu nekk jotu ko. mu lijjante ay mbiru boppam taxaw ci lenn ci li nga xam ne mi ngi koy def li muy def li mooy ubbi boutique am dem yëngutu ci wàllu mbay mi est-ce que depuis 20 ans bi nga xam ne yaa ngi nekk ci wàllu musique bi sa xel xalaatul nga def leneen wala musique bi rek nga yem wala yaa ngi dugg ak di jénn di def yeneen business. ok moom wax naa affaire mbay. man bay naa tool. bay nga. waaw. fan nga bayee Rosso. Rosso. première fois bay naa tool. ceeb lépp xam lu ma xamul si mbay. macha allah. mais kooku sunu tool yooyu sunuy tool waa kër noonu. mais lan moo tax nga jénn ci mbay mi. mais alors que mbay bi moo ëpp xaalis musique mbay bi mbay bi moo ëpp xaalis que musique. wala yaram bi ngay sàmm. non du yaram bi
c'est que lu jot rek day jeex paa bi génn na àdduna moom moo nu yoroon moo nu yaroon bu nu day ni xamal nu tool xamal nu lépp. mais est-ce que du woon tey jii ton devoir en tant que góor. mais sa papa génn àdduna nga taxaw pour mën a jël sa relève. xaar ma wax la parce que suuf bu ñu yoroon bi di bay. du suuf bi nga xam ni noo ko moom. dañ leen ko abaloon. waaw du suuf bi nga xam ni suuf pourrier la. ok kooku daf lay koy luyee. su paree pare na ba mu loo ko yóbbu mu loo ko yóbbaale ak yooyu mu loo si wax da ngay soo paree rek da ngay dem seen. mais est-ce que mënoo woon moment boobu dañ la ko luyee jëlaat nañ ko est-ce que amul woon yeneen stratégie. c'est que xam nga rek mbirum xale la rek noonu affaire jeunesse bi la woon moo toppoon dugg fii génn bi fii après nu boof nu fàtte tool yi. ñu dem ñu xool encore nu yàlla may nu tuuti xaalis nu commencé def tuuti musique nii yàlla mu complété nu tuuti. xam nga situation bi mu nekk nii dafa nekk situation bu xaw a difficile pour toute la Mauritanie laay wax ak coronavirus bi. moom gannaaw lépp difficile. fii adduna bi lépp difficile mais yàlla ne ko yàlla dindi. ni ko dindi mu set wecc ñun dañuy ñaan yàlla gouvernement bi mu jàppale jeunesse bi benn parce que dëkk jeunesse moo ko yore. mais pourtant Alioune gouvernement bi lancé woon na ay projet yoo xam ne ministre de la jeunesse mi ngi ko doon def mais projet yooyu xanaa bindoo ci xanaa bokkoo ci. xanaa fii lay am de ñun àggunu musuñu dégg. mosu leen dégg. musuma dégg man personnel musuma dégg. xanaa doo topp sa télé réew. damay seetaan sama télé dem koy seetaan chaque jour. mais déggoo projet bi nga xam ne ministre man xanaa da nga doon nelaw wala dan la mandiloo non déedéet ñaar ma yàlla loolu. mais su fekkee da nga taxaw xam nga instant yooyu aw ma jot di seetaan télé am na ay heure du ma seetaan télé. waaw mais loo ñàkk seetaan télé ñàkk seetaan télé. man de personnel man Aline mosuma ko dégg mosuma ko gis. su fekkee damay dégg nii wax bi si nit ñi rek laa koy déggee. boofu man ma toogaat sama toogaay. parce que dama ni xëy na yàlla rek mooy maye quoi. non pour man c'est ça quoi. Alioune man je ne suis pas du tout d'accord avec toi ci wàllu woowu yàlla rek mooy maye. parce que yàlla mooy maye dëgg la. mais sabab lu dafa am. yàlla mooy maye dégg nga sa ay mbokk ñuy wax ni gouvernement bi mi ngi def benn projet jeunesse bi la ko jox des centaines et des centaines de jeunes bénéficié wu nañu ci projet yooyu nga xam ni le ministre de la jeunesse moom moo ko joxe du sport de passage. Sidi Ahmadou Taleb ñu koy saluer ci effort yi nga xam ne pour jeunesse bi mais je veux dire que ni en tant que jeune soo déggee dara da nga koy topp xool exactement mbir mi lan la parce que yow fi nga ma la fekk nga nekk ci sa boutique su la joxoon benn ñaar téeméeri junne dimbalee la ko mais dana am fu mu la féete waaw mais lu tax gëstuwoo loolu topp loolu wala da nga doylu rek toog sa benn boutique toog sa benn roq def ko yëfu mauritanien yooyu naan ataaya suba teel jeunesse su Mauritanie moom beneen affaire la xëy suba taal seen ataaya su ngeen naanee seen ataaya toog laa la wax ni seen banc jël seen cigarette toog di xëcc. ñun man de personnel su ma xëyee damay toog sa mbir boutique naan sama ataaya mais li nga wax di tey nii mosuma ko dégg nee naa la jour boobu ba nga laaj ma ni la man mosuma ko yëg ñun noo ngi PK rek toog ni PK ñun daal pour ñun PK rek nu nekk la. mooy seen àdduna. mais ñun PK man dama ni woon Nouakchott mooy fii rek la quoi. mais erreur la Nouakchott à part de fii la mais fee yaakaar naa du Nouakchott. mais erreur la mais foofu laa wax erreur la. mais gisuñu kenn kuy yëngatu si affaire yi gisuñu ko gisuñu benn mag buy ñëw si ñun encadré nu wala jàppale nu kaa li ngeen def nii ça mais amul. mais Aliou gisuñu ko soo soxloo tey jii kayit. gisuñu ko dama ne soo soxloo kayitu judd. waaw foo koy wutee. état civil laay dem. état civil laay dem mais te état civil. soo bëggee déposer carte d'identité foo koy déposer. état civil mais su ma même su nekk damay dem déposer di carte d'identité mooy kay juddu. mais balaa ma am kat ay difficultés. mais lu tax donc su fekk mais lu tax tey jii su fekkee ni mais ñu day tenter rek parce que wërsëg yàllaa ko yor. comme ni nga ko waxee sànq wërsëg yàllaa ko yor. mais su fekkee ni am na projet yoo xam ne taxawal nañ ko da nga war a bind sa dossier wala nga dem ministère demande ñu ni projet yi ñoo ngi koy joxe nan lay demee daan la jox fiche boo xam ne daa ko remplir nga déposer comme ñëpp. ñu xool def ay enquête. grand man bii nga gis nee naa la man de Aline personnel gisuma ku ma jàppale ba yóbbu ma si ministère wala yóbbu ma feneen. mais du ñut moo lay jàppale Aline foofu laa bëgg ñu d'accord ci man ak yow ndaw nga yow
am nga xel am nga xalaat yow yaa war a dem dox lijjanti loolu du gouvernement moo lay fekk sa biir boutique non non lijjanti loolu déedéet gouvernement kay mënul ñëw rek ba si man rek mënu ma voilà, kaay loolu la am lii mi ngi nii kaay yow dégg nga loolu lu tax doo def ay démarches nga dem seeti ñi nga xam ne même soo demee doo gis dara non doo kooku gis dara non kooku bu ko jugé parce que sax ay morom ñoo ko jot doo gis dara loolu moom lu nu mën a waxal nguur gi am yu ma si jiitu waa déglul lu nu la mën a voilà loolu mooy ñàkk gëm sa bopp am yu ma si jiitu loolu mooy ñàkk gëm sa bopp da nga ñàkk gëm sa bopp gis ma nu yore dara da nga ñàkk gëm sa bopp man non man ñàkk ma sama bopp moom gëm naa sama bopp gëm naa li may def li waaw mais soxna Anta est-ce que tey jii daa d'accord ak Alioune ci kàddu bi nga xam ni yëkkati na ko wax ko que ni dégg na ni am na ndaw yu ñuy dimbale ñoo ngi def seen dossier man j'en ai vu des jeunes yoo xam ne am nañu ci projet boobu alors toog sa boutique rek naan ataaya toog client ñëw nga defal ko li mu bëgg def est-ce que loolu li nga xam ne wax na ko tey jii d'accord nga ak moom ci maanaam canevas bi nga xam ni moom tracé na ko non loolu moom mënuma ci d'accord ak moom en tant que ndaw comme lu mu ko waxee nee na mi ngi seetaan télé réewam mi ngi jot ay info ci ay mbokkam donc pour man war nga takk say dàll yow en tant que ndaw mauritanien c'est ton devoir nga dem gëstu xam exactement mbir mi lan la am ci ay leeral bu lay intéressé baax na bu lay intéressé wul itam nga dellu ci sa boutique continuer say activité waaw lu mu wax li dëgg la lu mu wax li dëgg la mais man am na yenn affaire yu bëri duñ si dem rek lu tax doo si dem du ma dem rek damay toog rek lu tax ngay toog xam nga lan la waaw lu tax ngay toog état man mun ma xeex ak état mun ma xuloo mais loolu du xeex Alioune mun ma jàppante ak kenn non loolu du jàppante dam laa ragal même si ma xool même émission bi nga ma invité bi nii waaw yaa ngi lox sama tànk yi noo ngi toog xet pour te dire xam nga bakkan ne noonu jàmm la bëgg kon am na yenn affaire du mu si dugg ay détails ay yii du mu si dugg waaw mais loolu du détail yow si doomu réew mi nga bokk man si état bi fii laa juddoo fii nga yaroo fii nga yaroo amoo carte d'identité bien sûr am amoo na carte d'identité Gambie nii Sénégal nii Côte d'Ivoire yow Mauritanien si mais sa sañ-sañ la sa droit la sa droit la pour nga mën a impliqué wu ci biir doxalinu réew mi dama lay conseiller c'est un conseil d'un frère dama la koy conseiller soo déggatee dara mu concerné ndaw ñi concerné li leen di doxal ci seen liggéey moo xam ndimbal la moo xam leneen la ak même su dee benn dërëm la bul ko xeeb demal fan koy joxe. nga déposer comme ñëpp nga sàkku ndimbal comme ñëpp suñ la ko joxee muy chance suñ la ko joxul nga xam ne sa wërsëg moo ci nekkul. am na ñoo xam ni dañu déposer seen dossier envoyé que seen frère mu déposer que ñu toog fi ñu toog te amuñu benn branloo fi ñu toog lañu toog ba ñu woo leen seen enquête xam ni ñii yeeyoo noonu ko ñu jox leen que parce que am nañu entreprise boo xam ni bu ñu bëgg taxawal ñu dimbali leen mu dem donc dama lay conseiller pour la prochaine fois su fekkee ni da nga yëg ni réew mi am na lu fiy yëngatu jógal nga sol sa dàll nga dem nga dox bul toog ci boutique boobu rek defoon ni PK mooy àdduna PK du àdduna benn poche bu ndaw la ci Mauritanie loolu dama bëgg ñu d'accord moom laa la wax nee naa la Nouakchott mi ngi nii waaw Nouakchott fii la yéen a ko def Nouakchott yéen def Nouakchott du Nouakchott yéen a ngi def ko côté biir Nouakchott comme li nga wax li rek paquet la quoi mais yéen a ko def yéen a xalaat loolu te loolu su nekkee ci xalaatu ndaw dafay xaw doy waar Aliou grand man dund naa si biir Nouakchott bii am lu ma gisul dund naa si Nouakchott bi fii laa juddoo nee naa la grand man Luxor bii laa juddoo waaw Luxor bii laa juddoo façon méttit bu nekk gis naa ko grand dama daan di dox gaa sax may yàlla di ñaan nit gaa sax téeméer pour mu jox ma passe mais après loolu yëpp jeex na mi ngi nii alhamdulilah maa ngi sant yàlla maa ngi sant yàlla bu baax a baax yàlla na ko yàlla yokk maa ngi sant yàlla maa ngi nii toog léegi sama biir boutique nekk di liggéeyal sama bopp am nga soxna am naa soxna am na ay doom macha allah waaw am na ay doom même sama doom bu mu feebaroon encore boobu ñaan ma kenn doom moo si kenn yaa ngi dem lijjanti ko sa bopp ñu noo ko lijjanti man ak moom ak sant yàlla ak samay waa kër ak sama jabar sant yàlla alhamdulilah ba yóbbu ko faj noonu ko indi très bien gis nañu seen wàllu liggéey ay image yoo xam ni sax daf ñu xaw a laal nii parce que daf ñuy laal parce que soo nekkee jullit am na image yoo xam ni soo ko gisee doog ma sa wax grand nga may ma n'est-ce pas seetaan nga image bi foofu waaw seetaan ngeen ko image boobu moom moo am mooy Mauritanie
image non image bi ngeen gis fii fee moom moo bi ngeen bu ngeen ñëwee foofu mooy ban image. mooy image ñun fee ni ngeen filmé mooy ni ngeen di góorgóorlu. waaw li ñuy jàpp lii di defar fii ak yooyu yëpp loolu duñu bëgg nag état bi mu jàppale nu ndaw yi jàppale nu ñun jeunesse yi dégg nga mu jàppale nu wax nu jox nu xaalis wala mu jox nu lii wala defal nu mais nun jàppale nu rek. nan leen taxawu daal. waaw nun taxawu nu gestu nu yëg nu waaw nu yëg nu parce que tey bii suñu waxee campagne am na présidentielle wala mairie ñun dañuy dem voter parce que ay citoyen nañ dañuy dem voter kon donc ñun tamit dina bëgg état bi gestu jàppale ñun surtout ñun animateurs yi ñun jàppale parce que amul lu ñuy yëngatu dul baaf yi ngay dëgg tak yooyu ngay dëgg. est-ce que am ngeen mbootaay association. non amuñu association mais duñ ko bëggoon def daan ko def nag environ à PK daanu def association foofu animateurs yëpp. pour mën a di suude waxtaan. waaw nu def seen benn voilà di cotiser ndànk-ndànk naan. su si am problème ñu am jàppale ko. problème voilà ci en plus feebaree aussi tamit wala su dara xewee ngeen def seen mbootaay. def seen dossier. Oui. dem seeti fi ñu koy joxee ñu dimbale leen. Oui. loolu yéen koy xalaat. wallaay voilà kon ça c'est très bien alors soxna Antis dégg nga xam na li nga xam ni wax na ko su ma déggee yenn kàddu yi ndaw yi di ko wax dafay nekk loo xam ni du ñuy wax ni fan la sunu kilifa yi nekk. est-ce que nekkul ñoomee tamit di nelaw xëy suba dóor seen kër de zéro dugg seen ay auto teinté nekk ci seen ay climatiseur bàyyi askan yi nga xam ne ñoo nekk ci suuf di souffrir parce que man gis naa benn image boo xam ni def naa ni si biir reportage sax gis nañ ko koo xam ni table tailleur bi mooy tailleur bi. interview daan ko. ko moo den rek ma tailleur bi. ñu fekk atelier bi dara nekk ci. waaye benn table fruit moo ca nekk. wallaahi tuuti mandarine tuuti banaana nangam ak nangam. mu ni jabaram moo fa teg ngir sax mën a parce que corona bi lépp tëju na. pour ñu mën di am as tuut. pour di leen pour mën a pour mën di ci lekk te lekk ba yal na yàlla lu yàlla xam doy na. est-ce que loolu soo koy gis muy ay image wala nga koy dégg en tant que ndaw mi nga xam ne tey jii yéenay avenir réew mi parce que ñu bëri am na ñu bëri ñoo xam ne ñoo ngi fii tey jii seen waajur yi def nañu lu ñu war def ba pare jàll nañu tey jii yéen a waroon jël relève bi ba tey jii waajur yi ñoo leen di taxaw ñoo leen di jàppale parce que suñu dugul si loxo ci kër gi soo moytuwul du dem alors lan la lay def tey jii en tant que ndaw. métit rek ak naqar comme lim la ko waxee woon sànq ndax nga nekk ndaw nekk ci sa réew di gis yenn développement yi di gis tamit yenn avancement yi en tant que jeunes yi nga xamante ni yéen a jàngandoo woon amaam yéen a retrouvé woon ci beneen réew pour sàkku xam-xam ku nekk dellu sa réew ñeneen ñi nga gis ci ñoom seen réew yi jàppale leen yow nga dellu si fii di wut leneen pour loo ñëw mottali du ma ni loo ñëw dimbali ndax waajur yi ñoo fi nekk da nga ñëw rek mottali leen ci kër gi moom laay wax ni dafa metti moo tax toog di xaar waruñu ñun en tant que jeune nañuy làmb fii di làmb fale ndax xëcc bu dikkul nag man loolu laa ko gisee. voilà donc du ñuy ànd ak waa régie ànd ak Gleb Ahmed Oumou Kalsoum je ne pense pas que ne tey jii moom moo fa nekk waaye de passage ñu koy nuyu Fatimatu Min Souleymane moom tamit ñu koy nuyu. ànd ak sunu équipe reportage parce que àndoon nañu ak ki nga xam ne mooy Khady Nit mu tàllaloon micro doxantu dem seet ñi nga xam ni ñoom la ñu seeti woon doon leen laaj lan la ñuy yëkkati ay kàddu jëmale ko ci dund bi nga xam ne ñoo ngi koy dund ak biir réew mi ak taxawaay bi nga xam ne war nañ ko taxaw mais également ak situation bi ñu nekk nii muy situation mbas mi ñu dem ànd ak waa régie ak Gleb Ahmed ak sunu coordinateur Dahman mu jox nu sunu élément sunu premier élément. lan nga nu mën a wax ci sa liggéey. man papeterie multiservice laa yore damay defar ay ordinateur damay jaay yenn comme matériel télécom yi nga gis yi en même temps damay réparer ordinateur damay def ay photo minute lépp luy nouvelle technologie daal lu su bëri dem ko siy def waaw. depuis ñaata at yaa ngi ci liggéey bi. depuis bi ma terminé presque samay études en 2013 si laa ko commencé parce que bi ma ñëwee dama terminé bëggoon lancé wu mais xam nga des fois dépôt bi fii nu mu mel te ngi dépôt ba si sonn mooy loolu après mooy si laa am projet wu ubbi sama mbir bopp si laa commencé. lan moo la gën a poussé ci liggéey bi.
waaw parce que sama formation initiale loolu la woon formation informatique laa doon def li kii après le bac si laa dem Saint-Louis def formation en informatique bi mu dellu see bëgg insérer affaire bi xaw a dëgër comme pays bi nu mu mel si laa lancé wu sama mbir bopp. ban jafe-jafe ngeen am ci njaay bëri na trop parce que surtout temps yi passé nga xam ne duñ jóge woon si corona jafe-jafe yu bëri woon na parce que dañu la daan tëj 6 heures te ñun fu ñu nekk moom ñu ko ay locataire lañ dañuy liyee foog ñu fay luyaas foog ñu fay lii xam nga encore ay soutien de famille lañu suñu waa kër foog ñu jox leen ak yooyu suñu la tëjee 6 heures te amul benn mesure bu si topp day xaw a métti évidemment loolu daal moom problème bu métti la woon bu ñu jokkonteel si mois yee passé mais ça va. ci wàllu koffar bi est-ce que bu ngeen di wàcc seen xol dina dal. non léegi moom ça va parce que ñun du ñuy liggéey en général population nu ñuy liggéeyal te population yi suñu amul xaalis peut-être ñun suñu liggéey du dox parce que moom genre kii la rek genre boule la fekk foog population yi nekk ñun foog ñu am xaalis di génn di dépenser ñu mën a liggéey ñoom suñu doxlewul rek ñun ñu doxle parce que benn kii la rek benn lobby la. à peu près ñaata ngeen di wàccee. yow ñaata ngay fayeeku non mais ne daf la laaj. Déet bon su ma la laajee looy fayeeku soo waxee ñaata ngay fayeeku mën naa la wax ñaata laay wax. kon bàyyit question boobu lan mooy seen secret liggéey. ñun suñu secret juste ñu ngi si c'est-à-dire nu mu tudd prestation de service la ñuy def prestation de service comme lu mel ne ay documents yi ñuy saisir wala des fois nit ñëw ak ordinateur bu yàqu ñu defar que genre yooyu wala yenn projet yenn kii ñuy jaay mooy affaire yi ñuy jaay ay téléphones yi ay habillage genre mel noonu loolu si loolu la ñuy yëngu quoi. jërëjëf. ok. scénario dégg nga kii ndaw la di yëngatu moom tamit ci wàllu réparation ci wàllu technologie ordinateur ak yeneen alors dégg nga li nga xam ni jàngat na ko lan nga ci yokk. waaw mais lu mu wax di dëgg la même ñun tamit lii rek moom lu muy liggéey dañu tam loo ñuy liggéey waaw c'est que moom xëy na day defar ay ordinateur lu mu wax li comme lu mu waxee man nag du ma defar ordinateur man musique laay defar musique comme nga indil ma ampli ma defar ko ma réparé ko ma jënd tableau defar ko nit indil ma récepteur pour télévision ma defar ko parfois ma dem régler antenne parabole ma régler antenne parabole yi technicien la encore en même temps encore technicien la moo di animateur la en même temps technicien affaire satellite yi. moom mi ngi wax ci wàllu couvre-feu di wax ni des fois du ñuy tëj. oui duñ leen dëmbal oui grand dafa am lu bëri lu mu yàq si seen wallaahi te dara fekku leen ci te jàppalewul leen ci dara. wallaahi dara amuñu si dara. diwaas bi dafa metti boutique yi duñu cher duñu luwee kër pour njaboot yi suñu famille pour ñu toog si duñu joxe dépense dégg nga soo dawal nga wuti dara avant 5 heures ñàkk nga. mais boobu bu ñu ko defee 18 heures la mais léegi bi ko nguur gi yóbboo minuit je pense que ne minuit moom. ku amatul dara moom gaa moom minuit gaa moom. minuit ñëpp ngi seen kër. minuit ñëpp noo ngi seen kër. mais am na heure certainement heure. ñun dañuy dem di allumer ay mariage am nga xam ne du arrêté à partir de minuit. parce que marié bi parfois day ñëw 11 heures parfois day ñëw minuit. parfois 1 heure du matin 2 heures du matin ñuy pare. ok ñuy liggéey suñu bagage jël suñu bagage jëlaat ko dugal ko si oto ñu ñibbi. léegi 11 heures marié bi léegi 10 heures la ñoom 11 heures ñun déjà dajaluñu balaa nga jógee Tabarax Zeyna ngay ñibbi sa kër. Beka. minuit dañ la fekk si yoon bi minuit su la fekkee si yoon bi garde duñu lay jàpp. garde suñu la jàppee duñu lay arrêté. mais suñu leen arrêté. wala ba duñu wut dara. déedéet non wax ma ne wut dara. kenn wut fa dara mais mënu la harceler foofu pour dóor la wala pour wax la dara wala pour. dóor ku leen ko sant wala nu def la dara. ku leen dóor. non loolu yëpp mën na nekk parce que. mais sañu na ko amuñu sañ-sañ boobu. amuñu sañ-sañ man suma garde. du lay arrêté man suma garde dóoree wala police dóor ma dootul dóor. parce que amul sañ-sañu dóor ma parce que yoon a ngi fi. wala gars yi arrêté la. mais duñ leen laaj dara duñ leen laaj wecc. non kenn duñu laaj xaalis kenn duñu laaj dara. man de personnellement da nga ragal wax gars yi jël si la. non ragaluma kenn grand ragaluma kenn kii sàkk ma. voilà d'accord alors soxna si image yi nga dégg léegi gis ko léegi ndaw la di yëngatu moom tamit que jàng na ba am ak lijaasa jénn réew mi dem bitim réew jàngi dellu soit ñëw am ay mbiram
dëbb daa xam ne fu nekk mënu fa am dara tey jii ubbi ci benn boutique am di ci def ay mbir des fois da ngay dem ba sax ñoom dañuy toll ci période boo xam ni duñuy xam ni indépendance bi ñu am sax moo leen gënalati même su leen réew mi soxla ëllëg dañuy bañ parce que dañuy wax ni non man sama jàmm laa am fii est-ce que loolu aussi tamit que du un problème parce que wax dëgg yàlla il est jeune. bon dama koy féliciter rek moom ci courage bu mu am bi ndax en tant que jeune nga jàng comme ni mu ko waxee rek jóge sa réew dem beneen réew dellu si waat war a servir sa réew bunt yëpp tëju nga am idée ubbi sa propre place yow ba bu nee na moom day defar ay ordinateur day taper pour ñi nga xamante ni xëy na dañuy xëy di def ay CV yooyu moom ci wàllu boobu lay liggéey. je tenais juste pour féliciter ko ci muñ bu mu am bi parce que loolu en tant que ndaw dafa metti nga jàng yore sa lijaasa ñëw war a servir sa pays ci obligé yow nga nekk ci leneen loo xamante ni dafa minime maanaam du mérite place am amaana moom nekkul foofu mais teewul en tant que jullit xëy na yàlla mi ngi koy mooy xol bu mu ko muñ. mais est-ce que aussi tamit ci côté boobu comme ni nga ko waxee na nga koy féliciter encourager que du un message bu mu lancé tey jii à la jeunesse mauritanienne ñi nga xam ne ñoo toog di xaar état di xaar ay projet ñi nga xam ne dañoo wax ne nu jàng am naa sama lijaasa dama war a dugg ci ministère est-ce que du lancement benn maanaam message bu mu lancé tey jii à la jeunesse xamal leen ni leen mën ngeen tekki ci si àdduna sans même nguur. waaw message lay lancé foofu comme ni ñu dalalee ñun tamit je pense que ni ku nekk si ñun ñaar am nga profil boo xamante ni ndaw réew yi ñuy seetaan ñu war nañu seet si ñun nekkuñ ay exemple sax pour dire ndax jàng ba pare wax dëgg fa yàlla nekk ci yeneen bërëb nekkul exemple en tant que jeune de la Mauritanie mais nañu muñ daal te góorgóorlu te jóg ci lalu kër yi ñuy tëddi même bu dee sax waaw même bu dee sax da ngay dem defi journée maçonnerie sax pour man Mauritanie moom mënul bàyyi loolu ak këb de wëzëru waaw non yooyu kenn mënu ko bàyyi si la bokk yëngutoo même fii à télé fii am na ataay waaw fii de moom dañ lay sol ataay ba nga toog man moom ataay moom wax dëgg yàlla moom ataay mënu ko bàyyi dinaa ko naan waaye sama kër laa koy naane waaw voilà pour wax ni daal en tant que ndaw même bu jaree sax man fëgg ñëwul jar na man ma dem defi menuiserie wala wut leneen lu ma def pour au moins am ndax man damay am ay besoin ñoom ndaw yi dañuy am besoin am na fooy toll jeune war nga rus di ñaan papa wala di ñaan yaay wala mag wala ñu lay defal mais est-ce que tey jii ñàkk espoir boobu nga xam ne ndaw ñi am nañ ko est-ce que lu loolu moo dugal tey jii ñu bari ci wàllu délinquance bi waaw délinquance bi ak violence bi tamit loolu rek la ndax war nga dimbali war nga jënd cigarette war nga jënd sa caleçon waaw mais pour man boog loolu du solution quand même bien vrai que ni yeneen naqar yi boo ko amee di nga def sax loo bëggutoo woon a def mais du solution comme ni ma koy waxee rek du solution que ngay def violence wala ngay agressé wala dara du solution ndaw même bu la sa réew servirul war nga am sa initiative bu bopp nga yëngu ci lenn nga créer parce que projet yi bëri na xalaat alhamdulilah am nañ ko donc voilà daal nañu utiliser waat xel yi tuuti gëstuwaat yeneen milieu yu dul ci bureau yi ci yeneen ak yeneen. Très bien alors ñu dem ci sunu deuxième élément ànd ak waa régie ñu jox na sunu deuxième élément. صعوبات اجبرنا لا فترة كورونا اجبرنا فيها صعوبات كل الصعوبات كانت من خلال ذا الإغلاق اللي خلق خصوصا الإغلاق اللي كان شبه كامل تم إغلاق السوق وتم إغلاق نحن الفترة والجيزة لكن إغلاق السوق كان لفترة تتراوح بين 3 أشهر إلى ما فوق ذلك بقليل ساقب كورونا ما كان عندنا أي مشكلة والحمد لله كانت ظروفنا تسير على أحسن حال شيئا ما نقدر نقول علينا لكن مع فترة كورونا كانت الظروف تصعب شيئا فشيئا لذلك ولله الحمد بعد خصوصا مع حظر التجول ولكن بعد امناع والقاء حظر التجول على الاقل خلينا نقول تاخيره للساعه الى منتصف الليل كانت ظروف لانه هنا نحن نستمر في العمل حتى ساعات الليل الاولى مثلا حتى 11 ولا 10 وكان فرض حظر التجوال في الساعه 6 والساعه 8 كان هذا مؤثر علينا بشكل كبير. alors Alioune kii moom sorantewul ak dara ak yow. dégg nga li nga xam ni wax na ko maanaam en xasane la ko waxee ñu nangul ko parce que comme ni ma koy waxee
xeltu c'est une émission ouverte à tout le monde donc am na yoo xam ne des fois mënul ñàkk dëgg la émission wolof la mais nit ki tamit que day am ak fu mu toll foo xam ne day bëgg wax ci kàllaama boppam dégg nga li nga xam ne wax na ko ci lépp loo xam ne dafa jëm ak yàq-yàq bi nga xam ne corona bi def na ko loo ciy teg. non du mu wax di dëgg la vraiment du mu wax di dëgg la parce que corona bi yàqal nañu lu bëri te corona bi du ñu noo ko indi du état bi moo ko indi du beneen nit moo ko indi li nga xam ne yàlla moo ko indi feebar la bu nga xam ne yàlla moo ko indi yàlla nag yàlla jëlee fi mboolum jullit yëpp laay wax dégg nga dégg la parce que duñu nekkoon avant duñu nekkoon liggéey amuñu benn problème amuñu woon benn problème mais affaire bu mu ñëwee dafa acte bi yëpp dafa arrêté. soxna Antis soo gisee tey jii li nga xam ne tey jii moom nga gis si ndaw ñi su gisee ay xale yoo xam ne tey jii ñu ngi seen digg doole mais soo duggee seen boutique des fois yow en tant que doomu aadama sax tu te poses la question est-ce que boutique bii ma ñëw li ma fi fekk est-ce que kii mën na dundal mën na ko dundal. est-ce que kii mën na fay location même poser question boobu ngay poser est-ce que tey jii jotul. En tant que ndaw ngeen lancer un message ñi nga xam ne ñoonu góor ne ñi nga xam ne ñoonu yilif ñun ñëpp ñu mën nag informel bi ñu dugal seen loxo jàppale ndaw ñi parce que dafa jot. waaw metti na comme ni mu ko waxee rek boutique bi boo ci duggee yow da ngay am xel ni lii nii mënul satisfaire besoin wu famille moom wala besoin moom mais bañ a ñaan ak bañ a toog moo dugal ndaw ñi ci lii. juste pour lancer nguur gi rek ñu gëstuwaat ñu ñun tuuti ndax ñun ñi ngi fi ndaw yi ñi ngi fi du ma ni ñun ndaw ñi laay wax ñi ngi fi seeni projet yi ñi ngi fi te ambition bi tamit mi ngi fi waaw. c'est très important ñu dem ci sunu dernier élément donc ñëw tëj émission bi parce que tey jii gars ñi dañ ma yéege ci kaw pour ma contrôler pour ma tànc waaw mais ba tey dinaa leen ko nangul dinaa la ko nangul bu baax a baax ñu dem ci sunu dernier élément. ci sa liggéey. man dama mën a wax sama liggéey si sama tailleur bi rek parce que dama ñëw fii damay liggéey temps bi léegi liggéey wuñu dara dama duñu sonn amuñu dara duñu ñun tamit duñu laaj ay dumbal pour nu am nu ñu liggéeyee n'est-ce pas ñu ngi fii toog nañu léegi amuñu dara lu ñu liggéey il faut ñoom tamit waa nguur bi mu ñëw nu xool pour mu dumbale nu si liggéey bi. lan moo la gën a pousse ci liggéey bi. liggéey bi daal moom man tailleur rek laay def temps yi moom liggéeyuma dara dama toog dama am njaboot dama am jabar yëpp dama ko am maa ngi fi toog léegi liggéeyam gis la léegi fir bi gaa sama jabar moo ko teg fii pour ñu am si dara tuuti amuñu dara dama laaj ndimbal dégg na ay ndimbal bare ñëw na fii mais man gisuma si dara dégg nga si Mauritanie laa bokk man xel bëggee foofu laa dëkk. ci wàllu koppar bi est-ce que bu ngay wàcc soxal dina dal. si wàllu koppar bi daal awma dara awma dara bu may wàcc du mu fi am dara même luwaay bi gaa duñu sonn gaa borom biti bi day ñëw fi mu taxoon indi xaalis loolu yëpp duñu sonn daal nanu si dimbali bu baax anani yo wallu min anani min tampi ɗo min gonno emin tampi ɗo min jeeya Mauritanie anani kayita jam fof ko ɗo ɗum noon min jiɗi minen ko yo président yo wallu min heen anani o waɗa ko rokki min dañi balle ngari mais minen haydara min keɓani yimɓe garɗon mbiyen recence mais haydara min jeyani min recence aji min mbaɗani haydara anani ɗum noon yo wallu min nani no feewi sah anani onon tel Mauritanie e ɗum ɗo minen kadi min jiiɗi ɗum jahon saaha fof oɗon gara min kaala oɗon nawɗuɓe tel he pour yimɓe jiiya min anani ko ɗum min cohli. donc dégg ngeen kii li nga xam ne wax ne image yi soo ko gisee dafay nekk image yoo xam ne yu. waaw dafa yéeme man lii gëmuma ko woon. man personnel Aline gëmuma woon di. alors lan ngay lancer comme dernier message. tàggatoo sama dernier message man dama koy tàggatoo ak maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. nuyu journaliste yi nuyu Dayoo tamit nuyu sama rakk bu jigéen bi. alors soxna Antis. man sama dernier message daal mooy na nguur gi gëstuwaat jeunesse bi comme loo xamante ni du ma tàyyi ci di ko wax nañ ñu xoolaat ñun jeunesse bi parce que ñu ngi fii di xaar ñu ngi fii toog te teewul tooguñu di xaar daal ñu ngi yëngu nañu nguur gëstuwaat di la jaajëfal ci dalal bi ñu dalal bi di nuyu suñu waa kër famille ak suñu ami yi nga xamante ni ñu ngi seetaan. très bien. nga may ma une minute nga dogguma la mu bëgg état bi mu jàppale nu ngir yàlla war a suubi mu jàppale nu rek mu jàppale nu ñun jeunesse yi
mu jàppale ñu. ñun ku ñu jàppale rek nu ñuy wutuñu leneen wutuñu dara. jàppale ngeen ñun jàppale rek. voilà le message est lancé et je pense que ñëw si ñun mu xool ñu mu xam ñu. dégg nga mu toog ak ñun wax ak ñun. voilà moom ministre bi dégg na ñu nag sonn nañu de. voilà très bien merci beaucoup Alioune. donc defe naa ne ministre bi dégg na ko bu baax a baax a baax a baax te nekk na koo xam ne tamit kuy déglu la kuy dem ci terrain bi la parce que c'est un homme de terrain et je pense bien que ni dana dugg ci boutique yi ci informel bi xool ndaw ñi nga xam ne ñoo ciy yëngatu di la gërëm di la sant bu baax a baax di la jaajëfal ma fàttali ñoo ngi invité woon Alioune Zahid ñi nga xam ne tey ji moom laa invité woon ci plateau bi invité woon Ndeye Anta Gueye moom tamit di ndaw di gërëm di sant bu baax a baax équipe maanaam reportage bi nu àndaloon Khady Glet di ko gërëm bu baax Fatou Métou moom tamit di Glet mais également toute l'équipe technique tey duma lim parce que ñoo ngi may tànc Eusène nee na mën naa ko dimbale bàyyi antenne bi kon ma taxawal leen fii rek jox leen daje incha allah ba samedi bii di jot ci beneen émission xeltu di nag souhaiter une très 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 bonne fête de la femme jigéenu Mauritanie yëpp 8 mars seen fête la waaye moi je dis que toute l'année 365 jours c'est pour les femmes bonne fête de la femme incha allah ba samedi bii di ñëw ci seen télévision El Mauritania assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu